salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam njëkkub daje yaakaar naa ñu bare te ñi nekk fii ñëpp ñu ëpp ci ay investi ci liste yi Daaru Salaam bi part bu am solo loolu moo tax it ñu bëgg ko dalal fii ci marché bi nga xam ni taaru na ko ñu gisandoo ko ñun ñëpp ñu amoon yéene ñun pour jooyanti ko suñu kanam muy élection législative ñu bëgg ci ànd ak moom assemblée ci Kër Moussa ci département bu Thiès bu suñu borom yeggalee ko foofu. muy ñeenti at yoo xamante ni biñ ko daajee léegi pour defaraat ko koor bii di ñëw ni mooy 4e mois de Ramadan boo xamante ni ci lañ ko daaj pour defaraat ko jusqu'à présent dara sottiwul. dëkk fii di Kër Moussa aussi man ci sama gis-gisu bopp am na loo xam su ma ko déggee ça me fait mal échographie képp buñ ko bëggee def Thiès la ñu jëm échographie analyse Thiès la ñu jëm ou bien Pout ci dëkk bu day ni Kër Moussa loolu ñaaw na nit ñi di ko def. fii war nañoo mën a am hôpital boo xamante ni tey ku bëgg a def analyse di nga ko fi def ku bëgg a def échographie di nga ko fi def ndax loolu dara ci état en plus marché bi gis ngeen ni mu mel dara baaxu fi 4 ans ci ren bi ñu ko daajee léegi kuñ si mën a dimbali aussi ñu jël ñun jigéen ñi soxla nañu aussi financement parce que banques yi massacré nañ ñu ku ñuy financé ñu liggéey bëgg nañ ko torop parce que dañuy dem ci banque yi di leb intérêt yi metti na ku ñu lebal ñu liggéey ñu fay parce que loolu rek la ñu gëm. am na ci loo xam ne meen na koy fay moo ko géré ci marché bi après moom dina gën a dugg ci fànn woowu pour leeral. gërëm di ko félicité di ko wax ne ko yoon wi mu jàpp bu mu ko bàyyi ndax ñun ñoo di ay yaayam te noo ngi ci gannaawam di nuyu suñu président Alassane Sall di nuyu ñi mu àndal ñëpp di leen tatagal di leen wax bismillah marché baa ngi nii ñun moom fii la ñuy xëy di góorgóorlu suba ba ay 2 heures ñu dem ñibbi amul gont ndax marché bi ni mu war a melu ni moo tax kenn du fi toog ba ngoon jot fi mu ne tey yéen lañ doon xaar moo tax heure bi fekk ñu fi mais du loolu heure bi dem nañu koo xam ne tuxu bu bees nga fi dangay toog ba midi xam nga doo xam horaire marché bi dangay ñëw ne est-ce que fii marché la ñun la marché la kay nit ñi jaay nañ ba ñibbi ndax ñàkk kaaraange gu marché bi ñàkk kaaraange ñàkk normal ren mooy ñeenti koor barki démb jeudi laa ko wax maire yi ñeenti koor bi ñu ko dindee ak ren mënul fexe ba baax ñu bëgg nag ku ñu jàppale te jàppale bi sax xam naa xëy na beneen fànn lay doon ndaxte marché bi moom pour defar bi xalaat naa ni ku ci dugal sa loxo boo moytuwul ci mbirum mairie ngay jaar ndax moo ci am accès waaye nag ku ñu jàppale ñun jigéen ñi ci affaire financement ñu jël noo ngi góorgóorlu nag di defal suñu bopp waaye ku ñu jàppale taalal ñu sa loxol ñu jël ñoo ngi def suñuy petit rassemblement chaque semaine ñu seet kenn jox ko benn somme bu toll ni 1 million wala 1 million 500 waaye ku ñu jàppale nag ba loolu ñu gën koo mën a renforcer ñu jël ndax noo ngi góorgóorlu moom. ay jigéen bu dee fa ñuy daje chaque semaine néewuñu 500000 laay joxe dañuy joxe yenn saay 2 millions wala 1 million 500 gën gaa tuuti chaque semaine dama koy joxe. te xooluñu ci kenn jàppale wuñu suñu propre moyen la ñuy demee teguñu ci intérêt defuñu ci dara dañuy dajale rek suñu xaalis jox kenn mu dem bu nu gisee suñu doom ju bëgg oto ñu jàppale ko jëndal ko mu dem liggéey bu nu gisee suñu doom wala suñu morom mu bëgg gis terrain bëgg ko ndax jamono neexul ñu jàppale ko dem jënd bu nu gisee aussi ku fondement élévation xaw a métti ci moom dana koy jàppale kon nag ñun ku ñu jàppale ñu dem bërigoom ndox la ci kaw mbartal ku teg sa loxo mu dem ku teguti day dem mais Thierno ñun loolu lañ lay am lu ñu lay wax ku ñu jàppale daal ñu dem ñun ku ñu jàppale na lu ñu bëgg ci fànn bi yëpp merci beaucoup. programme boo xam ne moom la ñu tëggoon daat ni suñu kemtulaay kattan donte nekkuñu maire waaye suñu kemtulaay kattan la ñu waxoon waa commune bu Kër Moussa ci programme bi luñ ci mën suñu kemtulaay kattan daañu ko def. li ngeen fi tudd nii ci la bokk te waaw kii du ma bàyyi may wax lu nag sudul noonu laay mii noonu loolu boobaak léegi ñu ngi ciy liggéey amal nañ ci lu ëpp 2 ba 3 réunion am déet te ñu ngi liggéey ci loolu pour ay machine de transformation yu ñu leen jàppalee parce que ñii la ñu àndaloon ci liggéey bi kon dañu ne bu ñuy tàmbali ñoom ñooy doon suñu laboratoire ci ñoom la ñuy tàmbalee loolu du moom ngeen koy diis leen ñu ko ñun te dañ ci def suñu kéemtalaay kattan bu soobee yàlla jàpp leen ni am na ko fi nekk di maire waaye liggéeyul jàppee leen ñu ñun seen maire
la ngeen bëgg ñu mën ko suñu kéemtulaay kattan ñu ànd ko ak yéen def ko bu soobee. tournée bi waaye ci tournée bi nag liñ ci mën a jàngee mooy moom tur wi daan nañ ko dégg ndax yu baax yi muy def waaye jikko ju rafet ji nekk ci moom ba tax mu génn ci gouvernement bi mu nekkoon kon bu ñuy dégg jikko yu rafet yooyu ci moom dafay baax ñu gis jëmm ji te loolu bokkoon na ci li ko indi woon te loolu nag dana yombal ñun ñu nekk au niveau de la localité suñu ab liggéey dana tax ñu gën ñu jox considération boobu donte amoon na waaye dana tax ñu gën ñu jox cër boobu donte amoon na ndax li muy woote moom xëy na moom lañ gën a xam waaye mu ngi ci ñun nit muy ay jikko yu rafet te yaakaar naa loolu la ñu population bi joxee nopp waaye loolu la ñu ànd ak ñi nga xamante ni bii ñoom la ñu àndal te ñi ànd ak ñun ñëpp loolu la ñu jikkoo ay jikko yu rafet nangoo liggéey boobu mu tudd sànq ci interview am gëm nañ ni Sénégal am na ñooñu waaye ñun suñu équipe it am na ñooñu ndax valeur yooyu moo nekk ci ñoom te loolu la ñu gis ci moom moo tax ñu ànd ak moom ci liggéey boobu waaye ñëw bi it dafay waajal législative yi ñu jëm ñu xam ne am nañ ñu taxaw doon laaj mairie bu Kër Moussa waaye am na ñu taxaw doon laaj mairie bu Thiès am ñu taxaw doon laaj mairie bu Cuut ak mairie bu Jandeer ñooñu it bëgg nañu liggéey ba ñu sumboon ci wàllu programme ñu yeggeel leen ko seen askan ci assemblée nationale. loolu it bokk na ci li tax mu ñëw ci tournée bi ñuy xamal nag askan wi ne ñu ngi jëm ci ay parrainage lii nuyoo la daañu leen fekk fa ñu nekk ku ci nekk boo wóoloo wala nga gëm projet bi nga xamante ne bii moom lañ la présenté woon ñëw yeesalaat ko nga pare nañu pare na nag mooy kii mbër mi wóolu naa ko ngemb pour mu teewal ma ci assemblée nationale tekkiwul ni woteel naa ko wóolu naa ko pour mu teewal ma ci assemblée nationale ndax am naa yaakaar ci ni am naa njort ci ni ba fa teewee danañu défendral suñuy intérêt waaye it dana wax luy jëmale Sénégal kanam waaye dana wax luy jëmale ngox bi kanam loolu daal moo nekkoon ci tournée bi ñu am ci nag satisfaction bu baax a baax ci li ñu gis a gum mënoon naa gën a taaru nii gën a yànj nii waaye dafa tombek ay événements yu bëree bëri yéen ñi ànd ak ñun sax gis ngeen ko waaye daal mbégte lañ ci am ak bànneex di leen jaajëfalaat bu baax a baax di jaajëfal Ñaay TV waaye di jaajëfal Soleil Média TV bi nga xam ni ñoom it doon nañ couvrir événement bi ki doon wax Mamadou Diop la ñu gën ko xam ci Faye Ndiaye maire ci commune bu Kër Moussa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bu mu nekkee maire jéego yu yaatu la def ci wàllum alal moom ci wàllu boppam ci taax ay kër waxuma sax këram ay kër yi muy yor te xam ngeen ni salaire u maire ku ci gën a ëppale ay 700000 nga am mooy maire de ville ñeneen ñi 500000 kooku fajul sax say soxla ñu lay seet si ngir ordonnance ñu lay tuddee ay jàng ak yooyu réglé wu ko sax boo ci mënee am ay kër xam ngeen ni kooku am fi mu war li ñuy war a lijjante marché yi la ñuy lijjante alal jooju bu fekkoon nag nit ñi lu ñuy woote maanaam bëgg nañu lu baax ci seen biir mu ngi ci ñoom même bu ñu wooteelul Mamadou mi dinañ fexe ba nga xam ne maire bi bu defee benn mandat te ñu gis ni noonu la dëkk nekkee ñoom ñëpp ñu mànkoo ni ala kuleyaan kii buñ ko wootee te dañu wooteel keneen waaye bu maire nekkee di def du ko neex nekk fa 30 ans comme maire Taïba Ndiaye boobu yow maa ko 30 ans nga nekk maire 30 ans mais xanaa gars yi war nañu weesu nañu élection de waaye dañu war a def taxaw seetlu def bilan fanweeri at xale bi juddu ba am ci soxna wala bu dee jigéen la ba am doom yow nga nekk maire dara soppeekuwul ci sa mairie nga naan xam ngeen lii ku xool dénk yi rek xam ne kii ki koy liggéeyu ko pour mu nekk 20 ans fii te bu dee infrastructure booy def maanaam benn jumtuwaay booy def boo xam ne mbooloo moo fi ñëw lii nii karo boo xam ne perong boo xam ne nit dër goo xam ne perron boo xam ne nit bu ci rombee sax fa xastalu
yàlla bu mu yor paanu jën nag romb fii boo mooy xool leen lii xam ngeen ni lii bu doon ci tubaab lii la ñuy wax malfaçon maanaam jëf ju ñaawul te ñun dañun d'accord ñun africains yi ñun sénégalais yi dañ d'accord nañu continuer di ànd ak ñoo xam ne naka su dul noonu rek la ñuy defee. da ngay dem hôpital principal hôpital Dantec par exemple dama fa dem non Fann wala nga dem hôpital bi nekk Thiès da ngay gis mais surtout hôpital Fann boo demee tabax ba fa tubaab bi tabaxoon mu nekk fa depuis 50 ans ou 60 ans moo gën a dëgër ak gën a jaar yoon ka tabax bi nga xam ne tabax nañ ko yaa 5 ans dama fa dem ñaari at wala ñett ci ginnaaw di seeti malade karo yi ñu ngi xar prise yëpp a débranché wu bunt yi benn baaxutu ci te nga dem ci bâtiment bi nga xam ne tubaab bi moo ko fi bàyyi woon mur yi amul fell bi nga xam ne léegi lañ ko tabax te ñun ñoo ko tabaxal suñu bopp ñun africains yi ñoo ko tabaxal suñu bopp mu ngi am ay fissure mooy lii nii donc lii bu ñu wootalee nit ki continuer di ko du Mamadou rek moo war a campagne wala Ngagne wala ñeneen yéen ñëpp a war a campagne parce que yéenay gën a dund lu gën a jafe ci nekkinu mairie bi nu muy defee doxalee donc yéen seen wàllu bopp war ngeen campagne bu campagne jotee bu leen jàpp ni ñii rek ñoo bëgg mairie bi donc ñoom la ñuy jàppale comme ni ma wax souvent Sénégal lu tax mu xaw a metti ñun ñuy dox pour réew mi changer dëgg-dëgg dañuy jàpp ni nit ñi nga xam ne ñu ngi dox di wax ak ñoom ngir seeni doom ak ngir seeni dund changer dañuy jàpp ni ñun ñoo bëgg kon donc ñoom pratiquement dañuy seetaan match loolu moo tax suñu réew mi pour mu changer dina jafe parce que population yi en général jàpp ñu ni ñoom ñoo moom réew mi kii boo woowoon ay travailleurs liggéeykat sengkat charpentier wala yooyu wala maçon jox ko comme ni ngeen wax ni cotiser génn sa 1,5 million pour fondation di nga topp waa ji ba mu defal la li nga bëgg waaye fii dañu jàpp ni que ñun moomuñu ko daanaka waa ji lu ko neex mun na fi def ni nag la gars yi di amee alal ji nga xam ne ci la ñuy financer campagne yi ci la ñuy financer politique yi man bañal naa réew mi lu mel nii waxuma ko nag ngir bàkku dafa am ay seede par exemple autoroute à péage ba ki ci gars yi bëgguma signaloo marché wu benn kilomètre rek 7 milliards et quelque dama bañ mu jaral ma ñàkk suma poste s'il le faut premier ministre Abdoul Mbaye seede na ci mun naa leen envoyé vidéo yi ngeen envoyé ko gars yi premier ministre Abdoul Mbaye seede na ci dama bañ signé ba tëdd ci suuf lu tax parce que dama jàpp ni loo xam ne day lor ay sénégalais dërëm bu ci yokk joo xam ne dañ koy ci bor la rek suñu doom yi ñoo ko nar a fay te da leen di gën a gàllankoor pour ñu am li ngeen wax nii 7 milliards 7 kilomètres alors que kilomètre bi mu nga waroon nekk 3 milliards mais 3 milliards et 7 yu ci tegu ñaata scanner la mënoon jënd comme ni ko soxna si Guèye waxee ni yéen fii da ngeen di romb di dem ba Thiès pour wuti scanner wala pour defa yenn analyse yi mais nga jël 3 milliards 700 multiplié ko par 16 kilomètres yi nga xam ne moom la projet bi ñaata xaalis la ñaata poste de santé la woon ñaata école la woon moo tax am na yoo xam ne contrat yoo xam ne man bañ ma ko joxee damay bañu ma nag pour jaay affaire lii wala laa non déet dafa nekk alalu Sénégal dañ ko war a teg ci yoon pour que dërëm buñ ci sakkanal rek ñu war ko dugal feneen parce que soxla yi dañu bëri ñii dañu soxla forage ñu nekk ci kaw gi boo demee foofu ñoom ngay gën a yërëmati encore suñu dund lu mu metti fii boo demee ci nekk ci kaw gi nga gis koo xam ne day def 10 kilomètres pour wut ndox ka dem Joal soxlawul sax dem ba ci kaw gi Joal bii ma jógee barki démb 1 an atum lëmb seen robinet wu kër ndox amu fa dañuy dem di jëndi ay charrette ndox loolu mooy dund Sénégal ñu naan émergent loolu mun ngeen ci dara yéen jigéen ñi surtout parce que góor ñi sax ñoom dañu xaw a tasaaroo waaye yéen fu ñu leen gis yéen a ngi ci ay mbootaay yooyu bu ngeen toogee manko ne réew mi war na changer ndax ñun ñooy dem di nekk ci 4 heures du matin di dem wuti jën wala 5 heures du matin di ñëw di teg ci ay charrette di dem ci marché yi di fa nekk ba ay 13 heures luñ fa fortaatu ñu dem toggi añ
boo soxlaa lépp bu dee ci intérêt yi yéen sax génn ngeen ci intérêt yi mais bu dee intérêt yi bu dee ñu nekk ci yenn marché yi intérêt boo jëlee 5000 francs war ci teg 500 francs xam ngeen loolu dem ba 13h mun a teg añ donc dund gi lu mu metti li ci gën a metti rek ci seen kaw la nekk. ay jongante gars yi di ñu laaj ay caution mais ku dem Thiès laajte wala ñu fi 50 fii comme ci Alassane léegi waaw te boo ñëwee 50 fii waaye bu doon état la financement bi sax day changer comme ni ma koy waxee souvent doo fekk ñuy nekk ci waar wi baleen foofu di financer ay caaxaankat di leen jox ay 2500 5000 25000 pour ñu wooteel la te ñëpp a bokk xaalis bi donc da nga koy jox ñuy liggéey ba ñu suñu coopérative yi nekkoon Thiès dañ leen bëggoon boole ñëw lëkkale leen ak ñi nekk fii ci maraîchage bi pour ñoom ñuy jënd foofu en gros di dem di ko jaay ci seen groupement yi boole na bëggoon nañ leen booleeg ñu nekk Gandiol ak Fouta di jënd ceeb bi ci rue de la Vallée bi di ko indi waaye dafa laaj benn façon kuréel goo xam ne bu doon état la bu doon état dina ci mën a liggéey bu doon ñun ñoo contrôler état bi dinañ ci mën a liggéey directement ak groupement yi nga xam ne directement ñu nekk ci marché yi ñu nekk ci booru tali bi di jaay mécaniciens yi liggéey ak ñooñu ngay liggéeyal pas ay indi leen seen projet indi leen carte d'identité pour photocopier ko bu parrainage jotee nga jël ci li la neex détourner nit ñi bo lebal leen bo non luy jëriñ réew mi lay doon mais loolu il faut ngeen jàpp. lan moo tax tey nga ciblé zone bi. dañu ñëw ci zone bi du gulet yàgg nañ fi ñëw gis def naa ni jaar nañu kër yaa xam seede nañ du gulet ñu ñëw fii donc du tànku ñëw politique rek romb wax rek dem fi ñu jaar bu ñu sañoon jaaraat fa te ñu ngi koy jéem ñu ngi jógee côté d'ailleurs département de Mbour def fa tournée wu une semaine ñu département de Thiès bii nii xam nga département de Mbour ak département de Thiès ñoom ñaar rek waroon nañu mën a yor développement au Sénégal parce que bu fekkee ni suuf bi ñu war a béy pour dundee mu ngi fi ba doy ci façon nag béy bi ñu war a béy maa ngi fàttaliku demoon naa fi Kayar at yële ci ginnaaw ñu ne ñoom 25 tonnes la ñuy def par hectare am na nu ñu leen doon jàppale rek ñu yegg si 45 tonnes par hectare te ci rendement la réew yi di rawante ndax yow li ngay effort bi ngay def pour am benn bu ko kenn defee am ñaar buy jaay moo lay gën a yombale moo tax sa marchandise ba moytu sa biir réew sax du jar parce que kuy def 45 tonnes à l'hectare moom bu ñëwee lu mu mën a jaayee benn kilo yow miy def 25 tonnes à l'hectare mënoo ko jaay même si sa biir réew loolu tax suñu marché yi gars yi di jëlee bitim réew di ñëw ay même spéculation ay carottes ak ay pommes de terre ak et cetera donc dañu war a ràññee ni xam ni que li ñu yor alal la suuf si suuf soo xam ne am na ndox géej ak tefes goo xam ne tourisme mun na fi nekk waaye loolu lépp dañ ko sàgganee ba nga xam ne la ci yeneen réew tiire lu mel ni Tunisie nga xam ne Hammamet rek ak Jerbam dinañ tax ñu am 5 millions de touristes par an ñun daan nañu am ay 1 million léegi dellu na ginnaaw ba pratiquement dara ay Sharm el Cheikh gën a ñu trop fële ci Égypte lan lañ ci teftal peut-être seen i ay pyramides ak yooyu ñun am nañu maison des esclaves américain bu yàlla sàkk bu noir ak keneen ku waroon na mun a ñëw di ziar si maison des esclaves comme ni ñuy ziaree feneen te ñoom gëm nañ ko waaye ñun ñoo liggéeyul la ca war pour maison des esclaves nañ ko war a déggee ci àddina ba ñëpp di ko seet si mu nekk loolu boo demee tey mu ngi daanaka palais Macky Sall yi wala stade yi muy tabax yi moo ko gënal solo que li nga xam ne mun na meññ koom ci biir réew donc ñàkk gis-gis googu moo tax may wax souvent bu ñu jëloon tey ay sénégalais yi nii wutale leen ci ay Suisse wala ay israélien boo moytul foo fi léegi 25 ans boo ñëwee ci réew mi da nga fekk mu soppeeku du caagin nag ñun sénégalais yi dañu xaw a sàggan askan wi nangu na liggéey parce que femmes yi ngeen gis ay 4 heures 5 heures du matin la ñuy xëy nekk di dóor waar ba 13 heures am lu ñu mun a yóbbu seen kër gars yi nekk ci mbedd mi di taxaw di jaay gars yi nekk ouvrier bëgg sax am lu ñu xëy fu ñu xëy journalier mënuñu am ñooñu nangu nañu liggéey te bu ñu demee bitim réew ñu gis ko xam-xam baa ngi fi mais lan la problème bi mooy li ñuy wax état boo xam ne day wane benn direction wane benn yoon boo xam ne xàll yoon boo xam ne ñëpp lañ ci war a jaar développer benn culture boo xam ne mooy culture
ñàkk jëriñu moom moo fi amul ndax ñi nekk ci état bi seen culture mooy dañu war a jëriñoo état bi ak askan bi pas jëriñ état bi ak askan bi moo tax réew mi mënul développer mais bu dee rek yàlla lu ñuy dénk ci ndox ci suuf ci ay déeg ci ay ndox yoo xam ne taset fii njagañaaw fii ba Lompul laa wax ba Gandiol foo gas 4 mètres am kii mais lu tax waruñu mun a te Ukraine guerre bi ñëw nii won nañu ni lépp loo def te fexewoo ba béy lu doy ci anam nag yoo xam ne day am rendement mu boo moytul ab benn grève wala Covid wala lu ne lu xew bitim réew mun na ñëw perturber la lu baax a baax a baax moo tax dañu war a gëmloo nit ñi ni que liggéey mooy priorité te ñun loolu moo tax ñuy politique du forcément 2024 wala bala 2024 am na ay législatives yi fi ne député am na lan moo war a nekk taxawaayam bu gisee ay béykat yuy gas di suul seeni soble parce que dafa lamb te pendant ce temps soble yooyu mu ngi jar ñaari yoon ba ñetti yoon njëg lu ñu soxla ñoom pour génn ci pour jaay ko ñoom mënuñu ko jaay loolu la ñu gis keroog fële ci Lompul leew na yëg ngeen ko yéen ñëpp gis ngeen film bi bu ñu gisee ay mool yu nekk ci géej gi nga xam ne ay bateau étranger ñoo ñëw di leen rëbb ci seen biiru géej réew di leen dàq gis ngeen film bi mais kooku est-ce que doomu réew war na toog di seetaan loolu bu ku ko seetaan dañu war a jàppale yow da nga complice nga ci li xew ci li ñuy def sa askan moo tax dañu war a politique askan bi tamit war a tànn député yoo xam ne dina leen jaral dem ci tool yi dina leen jaral dem ci tefes gi dina leen jaral dem ci extra gisee femmes yi jaay ci marché yi lan mooy xam lan mooy seen problème pour bu ñu demee di voter budget ñu sóoraale ci ñooñu te bu ñu joxe ay DER ak yooyu ñu saytu ko ñoom député yi def ay contrôle ya ca war ba xam DER bi ndax ña ca yellool ñoo ko am ñoo ko jot wala politique dañ ko politiquer ndax bourse yi ñuy wax yi sécurité familiale ña ko yellool ñoo ko am wala dañ koy politiquer parce que alalu Sénégal budget luñ ci voté ne lii lañ koy war a jagleel waruñu jàpp ne rek état bi noonu la ko defee dañ ko war a contrôler loolu tax ñu def action assemblée nationale pour contrôler état bi mais est-ce que mës ngeen gis assemblée nationale am contrôle bu mu def ci kii loolu la ñu bëgg mu changer bu ñu bëggee loolu am nag il faut que gars yi teg fi ay député yoo xam ne député askan bi la ñuy doon te xam nañu lu ñu war la leen war am nañu xam-xam bi am nañ kàttan bi am nañu yéene bi loolu dinañ leen proposer ci ay fan peut-être coalition boo xam ne dañ ci gis ay nit ñoo xam ne loolu kii yooyu mandarga yi ma teg nii dab na la mu ngi ci ñoom et bu boobaa dinañ jéem a xool ndax sénégalais yi dinañ ñu déglu. est-ce que yéen pare ngeen yéen ñi nga xam ne yéen a ut baat réew bi ak seen ñi ngeen investir pare ngeen parce que tamit bu ngeen waxee loolu ba pare investir ñi nga xam ne ñu ay baykat ñu ay sàmmkat ñu ay nappkat ñoo ko ñu mën a xalaat li ngeen di wax yëpp est-ce que yéen pare ngeen pour loolu. d'abord dinañu investir ci ñooñu ngay wax mais ensuite man mii du ma sàmm du ma napp waaye jàpp naa ni maa ngi wax ci seeni nekk di te du guléet xaaruma ba nekk opposition nee naa la ba may dem Kayar di dem ci tool yi di xam nu ñuy def ba jëm ci jàpp Kayar sorwul mun ngeen dem enquête boobu ministre laa woon mais ensuite ni ma politique yu kawe yi foo nga bëgg sa réew gëm ko di ci gëstu naam nag dafa war a am ay député wu mool député béykat député mécanicien pour que comme gars yi mënuñu tollaguñu fu nga xam ne ñoom dinañu wax pour ngir ñooñu amaana bu ñu toogee foofu valeurs yi ñuy wax ñun maanaam dinañ jomm fàtte ñi leen fal mool yi leen fal wala béykat yi leen fal wala bu ñu gisee ñooñu nekk ci ay tolof-tolof dinañ yegsi ci ñoom ba xam lan la demee ba dellu bala ñuy voter budget xool ndax loolu jël nañ ci en compte. naam loolu war na mën a nekk ndax bëri nañu ndox bëri nañu àll ba ñu ngi def ay bassin de rétention mais xam nga loolu kan moo koy def koo xam ne déjà li la yàlla dénk te béyoo ko maanaam mu ngi ci géej gi nga sàmm ko na mu waree maanaam suñu accord de pêche yi boo xoolee dañu pratiquement tayle wala sarax suñu jën gi ñu yàlla dénk tubaab bi mu nekk ci géej gi parce que bu dee accord de pêche ay quelques millions d'euros pour 10 ans 15 ans gars yi di ñëw di def lu leen neex ensuite ger gi nañu waxante dëgg aussi ger gi fi nekk tax na contrôle ba ca war
bateau yi dañuy nekk di def lu leen neex ci biir réew mi bateau étranger mu mel ni réew mi amul yoon wala autorité bi tax kuñ ci jàpp am noo def rek ñu bàyyi la buñ la nee yow variété bii nga war a pêcher nga dem pêcher lu la neex bañ la waroo amay mbaal yu war a jël jën yu ndaw yi pour que géej gi war a bañ a yàqu nga def mbaal bu la neex li la arrangé nga jël ko li ci des nga sànniwaat ko ci géej gi mu dee. kon donc ku yittewul sakkanal ak sàmm li la yàlla dénk ndax di nga yittewoo dem di naan da ngay béy jën doo créer te loolu moo am fii ci Sénégal nañu waxante dëgg moo tax première chose mooy li may wax toujours gëm réew mi gëm ni Sénégal bañuñu chinois bi bañuy français bi waaye Sénégal moo ñu gën a loolu et que intérêt Sénégal dañ ko war a défendre loolu mooy première priorité mais ñooñu pour def ko aussi nit ñoo xam ne bu ñuy def ay accord wala yooyu duñ ci séntu xaalis bu ñuy amal seen poche dañuy séntu njëriñu Sénégal buy sax loolu moo tax ñu ne république des valeurs gars yi dañu jàpp ni loolu wax la rek valeur bi jikko personnel non ku amul valeur ku dul jomm munoo nekk député parce que bu Macky Sall waxee boo moytul nga topp ko bàyyi lii intérêt réew mi naan moo ma fal ak man député Macky Sall la kuy jomm nag dina jomm taxaw askanu Sénégal fal la nee la dañ la jox pour nga saytu Macky Sall di ko contrôler moom ak gouvernement am nga naan man député Macky Sall la loolu mënut a nekk ku ñu fal pour nga saytu Macky Sall nga naan man député Macky Sall la maanaam léegi Macky Sall lay défendre par rapport au peuple moom moo tax valeurs yi ñuy wax dafa am jomm am looy ragal ngir parce que soit da nga gëm ni yàlla dina la àtte ëllëg soit comme ñenn ñu gëmul yàlla sax nekk ci réewum nasaraan yeeg yooyu mais dañu am principe ak valeurs yi ñuy doxee ni ñun du ñu def lii parce que jommal nañu suñu bopp def loolu donc loolu moo jiitu pour que jikko mooy jiitu pour que ñu mën a dénk nit dara waxuma nag dañu war a yem ci jikko rek mais jikko moo jiitu après xam-xam ñëw leneen ñëw mais jikko c'est fondamental moo tax ñu ne république des valeurs moo tax dëkk bi looy gis dañ lay dénk ay alalu mbooloo wala dénk la tiit nga yemale ko sa bopp wala nga ñu def loo tabax loola marché ku dem ci marché bi gis ni que lii vraiment du tappale la dër gi perron bi mu ngi ay pax déjà te yàggagul seng yaa ngi commencé naaw te def bu doon marché yu fi nasaraan yi bàyyi ba tey mu ngi